mu annoncé yàlla na suñu borom jàppale ko ci bu baax a baax ba mu génn ak jàmm ndax wax dëgg yàlla moom ci wàllu mbind moom am na ci may lool wax dëgg yàlla kon xam naa comme moom dafa génn sëñ Moustapha xam naa ni ñuy def rek mooy comme mu ngi guddi ñu dugal xëy na Serigne Gueye bu ko defee mu def conclusion générale bi incha allah waaw bu fekkee xam naa ju boobu ba tey mu ngi teewul ndeysaan ñu di ko jégalu bu baax a baax ci guddee gi wax dëgg yàlla ak toogaay bu yàgg bi waaye comme jotaay xam-xam moom wax dëgg yàlla xam nañu ci lu ni mel xëy na tawféex ak mbégte lay doon ci moom kon professeur ñu ngi lay déglu kon incha allah ci conclusion générale bi ginnaaw bi nga teewloo waxtaan wi ba noppi incha allah jërëjëf. waaw sëriñ Moustapha sëñ Omar ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di sargal sëriñ Lo waaye malheureusement bi sëriñ Lo di wax dafa fekk connexion bi dem donc ñu amoon ay jafe-jafe pour duggaat waaye kii nga xamee ni moom mooy sëriñ Nourul Amin moom jot nañu déglu safaram li mu wax ci safar ak tamit li nga xamee ni moom la wax ci gàmm xam naa kon ci loolu rek la ñuy commentaire daal di tëj incha allah di jégalu bu baax nag sëñ Lo ndax bëggoon naa ko déglu comme ni ñu dégloo ñu ci des waaye gis nga ko les aléas d'internet yenn saa yi du ñu permettre donc ñu mën a teewlu lépp di nuyu nag ñi nga xamee ni ñoom ñoo ñuy topp boobaak léegi te xam nañ ni guddi na waaye teewul ñu ngi ci ligne bi ndax am solo jotaay bi jotaayu poésie jotaayu murit waaye tamit jotaayu xam-xam xam naa monsieur le philosophe moom Nourul Amin dafa wax lu am solo ci njëlbeen gi nee na daal moom Serigne Touba mooy référence am gëmul philosophie Serigne Touba la gëm waaye def naa loolu bokk na koog ñu bari ci gëm-gëm ndax képp kuy wuyoo murid rek defe naa Serigne Touba moom mooy sa référence Serigne Touba mooy sa guide Serigne Touba mooy sa lumière ndax Serigne Touba dafa wax ay wax yu am solo dafa waxoon ni ijal ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'i al-khalqi nirana mun yàlla maa ngi lay ñaan su may dellu ci sama tukki bi nga xamee ni je suis parti cavalier seul je suis parti tout seul ànduma kenn ndax la daloon Gandhi la daloon Martin Luther King lay bañ mu dal ma ndax booba sax ñoom Gandhi ak Martin Luther King sax ñëwaguñ ci jamono waaye li leen di dali ginnaaw ga la Serigne Touba muytu moom pour mu bañ koo dal ndax ñëpp xam nañ ni Gandhi ginnaaw Serigne Touba la donte bokk nañu jamono waaye 48 la kële di 68 di Martin Luther King donc li tax mu dem seul ndax keroog bi muy génn murid yi taalibe yu mag yi ñëw nañ jàkkaarloog moom ni ko dooñu fi bàyyi parce que lii c'est un fait historique magi murid yi ñu ci bari dañoo ñëw ni ko dooñu fi bàyyi sëñ Bassirou Mbacké ci Minanul Baqil Qadim daf ko nettali ci nettali bu am solo boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel dafa ni bi sëriñ bi biñ ko ñi nga xamee ni dañoo bari woon ay taalibe kenn ku ci nekk dañu ni ko dooñu fi bàyyi dañuy ànd ak yow bu ñuy fetal jihaad tamit ñu fetal jihaad waaye duñ la bàyyi nga dem yow kese sëñ Bassirou teg ci ni jamono jooja sëñ bi bu fetaloon jihaad sax mën naa am mu gagné parce que xam nga lu tax parce que nee na ñi àndoon ak tubaab bi muy soldaar yi tubaab bi di ay sénégalais ñëpp ci seen biir xol mi la ca nekkoon mooy wor tubaab bi ànd ak Serigne Touba maanaam fexe ba Serigne Touba am ndam ci kaw tubaab bi kon lépp loo xamee ni taxawoon na ci kanamam pour mu mën a jàmmaarloog tubaab bi ci wàllu ngànnaay mais sëñ bi moom gisul woon ni loolu mooy méthode bi nga xamee ni moom la war a jëfandikoo ndax bu ngeen fàttalikoo am na lu mu signé woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy li mu wax ni ubayi'u al-yawma ar-rasul al-mustafa bi xidmatin wa as'alu allah al-wafa
te ni jaayante naag yenent bi ci xidma te xidma googu dafa ñaan yàlla mu sàmmonteeg charte yi te charte yi da cee bokkoon mu bañ a tuur deret loolu la tontu woon agent secret boobu ñuy wax Omar Nia bi nga xam ne bi mu ñëwee indaale 300 francs di séddale taalibe yu mag yi kenn ku nekk mu jéem laa jënd di joxe ay cadeau à gauche à droite ba sëñ bi ba mu ñëwee la sëñ bi xam li taxoon mu ñëw ba da ko wax ca ëllëg sa la ko woo ci ay 3 heures comme ni mu ñëwee ci archives yi ni ko j'ai fait un pacte avec Dieu, même si le Mahdi descend sur terre, je ne l'aiderai point, je ne tuerai ni scorpion ni serpent ni une âme qui vit. Donc ni ko def naa pacte ak sama diggante ak sama borom nga xamee ni Mahdi sax bu ñëwoon ci jamono muy Mahdiul Muntazar bu ñëwaatoon ci jamono di woote jihaad sax duma ànd ak moom xare awma droit rey jiit awma droit rey jaan awma droit rey lépp loo xamee rek am na ru kon nga xamee ni moom mi ngi nekkoon ci dimension boo xamee ni dimension bu kawe la keroog ba muy génn dafa ni lam arju sadiqan wala axaf aduwan nee na maa ngi nii di génn di dem ragaluma noon boo xamee ni moom lay dajeel waaye tamit yaakaaruma benn taalibe wala benn combattant benn guerrier boo xamee ni day ànd ak man ci tukki bi parce que la daloon Gandhi la daloon Martin Luther King ci seen ay marche du sel ak Rosa Parks la ko daloon ca la grève ba ca jógoon ak lépp la ca xew la désobéissance civile pour ñu xam histoire Martin Luther King nga xamee ni ci Henry David Thoreau la ko jëlee loolu yëpp boo ko xoolee da ngay gis ni ña ca dee ña ca perte seen bakkan te teewul Serigne Touba résultat bi mu am ñoom amuñu ko ndax résultat bi mu am tey mooy am na dëkkam boo xamee ni kenn ci ñoom amu ko am na ay taalibe yoo xamee ni ay millions lañu ñëpp philosophie am la ñu gëm am na bis boo xamee ni ay 6 millions 7 millions de personnes danañ ci teew ci kaw jamono te kenn amul lu ni mel bind na ay téere loo xamee ni ci xam-xam loo xamee ni ñooñu tey jii ña doon def jihad ak ña ko doon def amuñu woon jot pour def ko kon moom il a fait un jihad pacifique jihad boo xamee ni li mu wax ni inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu donc xam naa ni maa ngi guddal ci point boobu su ma ko toppee dafay sori lool waaye li ma bëgg a wax foofu rek ci gàttal mooy ni Serigne Touba ni nga xamee ni noonu la Nurul Amin ñëwee ci Hegel foofu laa bëgg a ñëw xam nga Hegel da nga wax sànq ni du sa référence waaye Hegel man it du sama référence donte xam naa ko jàng naa ko waaye du sama référence li tax man la du sama référence sax leneen la dinaa la ko indi léegi boo demee dans ses cours sur l'histoire de la philosophie Hegel dafa am lu mu wax ci nit ku ñuul te Serigne Touba tontu ko si Masaalikul Jinaan waaw Hegel dafa wax ni l'homme en Afrique c'est l'homme dans son immédiateté on ne peut rien trouver dans son caractère qui s'accorde à l'humain dara luy nuroog doomu aadama nee na nekkul ci nit ku ñuul tel nous le voyons aujourd'hui tel il a toujours été nit ku ñuul ni mu mel nii sàggan amul xamul dara nangam ñàkk ñu def ko ay jaam ak la nee na nii la mës a mel leur condition n'est susceptible d'aucun développement ne nit ku ñuul ni ko yàlla bindee mënul fexe ba développer mënul fexe ba avancer du mën a même bu ko jéemoon sax du dem d'aucune éducation amul éducation moom nit ku ñuul c'est lui qui veut connaître les manifestations épouvantables de la nature humaine peut les trouver en Afrique nee na képp ku bëgg a gis nature yi gën a bon jikko yi gën a bon nee na boo demee Afrique foofu nga koy fekk mu ni elle n'a donc pas à proprement parler une histoire nit ku ñuul amul histoire ce que nous comprenons en somme sous le nom d'Afrique c'est un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. Lii la Hegel wax ci nit ku ñuul moo tax Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee wax ni fa laysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su'al fahmi nee na c'est pas parce que sa peau dafa ñuul nga jàpp ni yow sa amum xel kon Sëñ Tuubaa il a répondu à l'histoire Sëñ Tuubaa il a répondu à ces philosophes yi nga xamee ni dañuy wax ni ñoom philosophe lañu waaye ci seen jamono amuñu woon esprit transcendant bi nga xam ne moom la Husserl wax bu la neexee nga ni esprit transcendantal chez Husserl ak l'époque phénoménologique pour nga mën a xam dëggantaan maanaam Serigne Touba nan la répondre nan la tontoo histoire waaye nan la tontoo ñooñu racistes yooyu ñu mel ne ñoom ay Gobineau
ñu mel ne Hegel ñu mel ne même Rousseau li mu wax ci nit ku ñuul loolu yëpp tey ji sëñ Touba maanaam fexe na ci jamonoy colonisation mu fexe ba dindi esprit boobu ci nit ku ñuul tabax ay doomu aadama yoo xamee ni tey jii sëriñu Tijaan bi Al Maktoum dafa wax ni fierté murit mooy lan mooy day bu njëkk ci Sénégal bu ñu mësaan gis nit ku weex moom lañ daan woowee yaaram waaye nee na léegi murit bi mooy dajeeg mbokkam nit ku ñuul ni ko nuyu ko su jotal ko ni ko yaaram na nga def loolu murit yi ñoom ñoo ko njëkk a def c'est-à-dire décomplexé gëm ni yaaram du naar rek waaye yaaram mën naa doon nit ku ñuul moo tax Serigne Touba mooy sunu yaaram bi gën a mag mooy ki nga xamee ni mooy sunu référence mooy ki nga xamee ni mooy sunu delluwaay mooy ki nga xamee ni philosophie am ci lañ yaakaar texe fii moo ci lañ yaakaar texe fële te Serigne Touba taaseel nañu ko ci projet bu mat sëkk muy Matlabul Fawzayni donc nga xamee ni tracé na ci nit ki nu mu war a dunde ci àdduna ci côté àddunaam ak ci côté alaxira kon dama lay dëggal foofu rek ma tegal la ci li nga xamee ni esprit bi nga xamee ni colonialiste yi moom la ñu amee woon ci nit ku ñuul lu doy waar la boo gisee sëñ Touba ay mbindam mu doy waar parce que dafa xamoon lan mooy colonisation parce que sëñ Tuubaa dafa xamoon mooy lan boo gisee mu bind ilhamu salaam fi dabbi an diinil islam mu wax ca biir ni wa minhum man in raa nasrani yaxsibuhu min malaika rahmani am na ci nit ñi ñuul ñoo xam bu ñu mësaan gis tubaab dañuy defe ni malaaka la parce que tubaab génie bi mu am xam-xam beeg yooyu mënul nekk doomu aadama kon ñoom ñoo ñu supérieur loolu la nit ku ñuul gëmoon ci jamono sëñ Tuubaa ni démystifier dindi loolu ci xelu murid yi nga xamee ni gëmuñu tubaab gëmuñu nit ku weex loolu fierté la moo tax sëñ Touba njàngaleem dafa nekk lu am solo ba muy bind Masaalikul Jinaan ci introduction bi dafa ni fala yasuddannaka madal azmani an axzihi kawni min assudaani nee na bul xeeb téere bi parce que ku ko bind nit ku ñuul la parce que bu njëkk nit ku ñuul bu ma saana bind téere daanaka dañ koy romb dafa ne ni du am solo nit ku weex rek mooy bind lu am solo sëñ Tuubaa ni la déedéet xamal sax ni maa ngi lay yëgal sax ni wa rubbama urifatan mu axara maa gaaba am man qablahu wa asura mën na am sax génération yi di ñëw dinaa leen wan loo xamee ni génération yi jiitu musuñu koo xalaat seen xel mosu cee dem kon il a même anticipé dans l'histoire pour wan ñu ni moom day indi lu bees dana indi loo xamee ni éveil spirituel la éveil intellectuel la pour yee nit ku ñuul pour génne ko ci condition yi nga xamee ni ci la nekkoon loo tax ci même ilhamu salaam mi ngi wax ni wa qultu munabbihan lahum ya qawmi intabihu min sakarati nawmi wala tajcalu muntafixan qad warima mustasminan fa zaka jahlun ulima nee na bu leen gis yéen nit ku ñuul yeewu leen ci nelaw yi ngeen nekk réveillez de votre torpeur seen nelaw yi ngeen nekk yeewu leen colonisation ñii dañoo ñëw pour sàcc seen alal sëñ Tuubaa il est le seul à le dire loolu il faut que aussi histoire retiendre ko sëñ Tuubaa moom moo njëkk a wax les colonisateurs ce sont des voleurs ay addu kalpe lañ moo ko bind wax ko mu ni kulluhum soxluuk mooy addu kalpe mooy yi nga xamee dañuy taxaw ci ginnaaw montagne yi di xaar voyageurs yi ñu ñëw jël seen alal sëñ Tuubaa nee na tubaab yi ay sàcc lañu ay brigand lañu mooy ñi nga xam dañoo ñëw pour jël suñu alal kon kooku xam nga ni esprit bi mu yore woon ci jamono jooju du woon esprit koo xamee ne day topp tubaab yi ci liñ bëgg waaye li fi mu ne woon mooy libérer nit ku ñuul loolu lu am solo la yooyu ci discours bi nga xamee ni moom la Serigne Nourul Amin Antoine Le Self en 1915 lu mu wax dafa ni chacun s'accorde à reconnaître que pour un noir il est remarquablement instruit en arabe langue et littérature et a des connaissances surprenantes sur les œuvres sur les œuvres des auteurs arabes nga xamee ni dafay wax ni pour un noir daal waa ji li mu am ci xam-xam daal jéggi na dayoo pour un noir c'est-à-dire que ni il faut que nga xam kii wax maanaam fi mu taxaw di wax maanaam nit ku ñuul daal moom kii daal jommal nañ parce que nit ku ñuul warut a mën a am xam-xam bu mel nii parce que jàpp nañu nit ku ñuul moom dafa dellu ginnaaw ci wàllum xel ci wàllum xalaat donc loolu lu am solo la ci loo xamee ni Nourul Amin indi na ko leneen li ci des aussi mooy safar gi xam naa ci la ñuy tëjee ak gàmm gi li nga xamee ni noonu la ci indee ay leeral safar nag mooy suñu weer safar ci la ñu libéré loolu sénégalais bu nekk da ko war a bàyyi xel waaw xam nga sëñ Touba bi ma leen wax sànq
ni leen ida rujuu wala ij'al ruju'i ila qawmi sa'adatana, c'est-à-dire Sëñ Tuubaa il parle de qawm, il parle pas d'une confrérie, il parle pas d'un groupe de mourides. Qawm la wax. Qawm mooy lan mooy mon peuple. defal sama ñëw sama ñibbisi Sénégal mu nekk loo xamee day libérer sama peuple. ñu bëri dañuy jàpp ni saada bi mooy saada uxrawiya la maanaam ñu jàpp ni bonheur bi sëñ bi wax bonheur la pour l'au-delà, mais c'est un bonheur d'ici avant muy nekk au-delà, parce que Sëñ Tuubaa xam na ñi mu bàyyi woon ginnaawam, xam na ni ñi ngi nekkoon sous le joug colonial, xam na ni ñi ngi bàyyi woon ñoo xamee ni ci ay guerre di rayante ay xare yoo xamee ni kenn xamul nu mu toll, ñoo xamee ni dañuy jàpp di def ay razzia di not ay buur yoo xam ne ñu ngi not, loolu la fi bàyyi woon. kon xam na ni bu ñibbisee bu nee saada googu ñu mën a jàpp ni saada googu fii lay tàmbalee balaa ñu yegg fële, te loolu mooy li nga xamee ni Sëñ Tuubaa moom la ñu bàyyi, te loolu mi ngi ko amee ci safar googu nga xamee ni ci la génnee muy 18 safar mu wax ni xarajtu yawma sabti samina achar li xidmati al muxtaari fi chahri safar. donc nee na ci 18 safar la génne pour liggéeyal Yonent bi alayhi salaatu wasalaam. waaye yemul foofu, moom dafa wax ni fa bashir zawi l islaami bi aajilan wa kun muniran bi al islaama anta muniru. nee na yow yàlla maa ngi lay ñaan fa bashir zawi l islam na nga bégal ñooñ l'islam ci lan mu leen ci man ci sama jëmm ji, waaye ci naka muy nag nang ma def ma nekk le phare qui éclaire le peuple noir. donc loolu lu am solo la, le phare bi nga xam ne mooy éclairer donc l'intelligence africaine, l'intelligence du continent noir, l'intelligence d'un musulman. Sëñ Tuubaa nee na il est ce phare là bi nga xam ne moo ñëw pour éclairer ñu. donc ça c'est fondamental ñu xam ko tey aujourd'hui. leneen li ci des aussi mooy fi mu daanele rek ci gàmm dafa nekkul am solo. Sëriñ Tuubaa fonkoon ko lool daal ni ahyaytu mawlida nabi min asachi, nee na ci asachi mooy 1301 de l'hégire tolloog 1883, nee na ci la njëkk a defee gàmm Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dundalaat gàmm Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dundalaat ko, parce que dafa mel ne lu ñu rayoon la, dafa mel ne lu ñu faatoon la. Sëñ Tuubaa ñëw dundalaat ko, te loolu li muy joxe ci loo xamee ni lu am solo la ñu war koo mën a retenir mooy ni Sëñ Tuubaa dafay jëfandikoo ay concept yu am solo. day ñëw taxaw ba mu yàgg muy la wa aslihan ummata xayri mursali, nga toog ba mu yàgg mu la diinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu, mu ñëwaat ba mu yàgg mu wax leen ahyaytu fihi ma amatahu al wara min al ulumi is arahum al kara. loo ciy dégg da nga ciy dégg ni il utilise 3 concepts: tajdid, ihya, islah. maanaam boroom xam-xam yi bu ñu mësaana ñëw ci jamono ñu ci bëri benn mission la ñuy am. Sëñ Tuubaa nag il a eu les 3 missions, c'est-à-dire ihya, dundal xam-xam yi comme ni ko imam al-Ghazali defee ci la reviviscence des sciences religieuses, waaye tamit islah, c'est-à-dire la réforme de tout un peuple, mais en même temps tajdidul islam et tajdidul les mentalités, la réforme et la rénovation donc de la religion, de la pensée religieuse, mais aussi de la mentalité de tout un peuple. donc loolu c'est une révolution boo xamee ni il faut que ñu retenir ko tey ci Serigne Touba, ñu xam ni comme ni ko mbokk mi waxee woon sànq wala sëñ Nuuru mi sax moo ko waxoon ni Sëñ Touba mooy la référence. loolu aussi lu am solo la ñu bàyyi ci xel. voilà, pour bañ a gudd rek xam naa ma delloowaat leen kàddu gi ndax xam naa buñ ko toppee fi ñu fajar la ñuy noppi. waaye kon xam naa ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci jotaay bi. waaw, di am mbégte lool nag di leen wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. professeur Galaye ñu ngi lay santati bu baax a baax. wax dëgg yàlla fal la cat te musal la ci bépp gàllankoor. wax dëgg yàlla li nga fi sotti ci xam-xam daal wax dëgg yàlla kawe na njort daal. wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy sant bu baax a baax. ñu ngi lay ñaanal bu baax fi nga bëgg a yegg yàlla na suñu borom yeggale la fa te teg la loxo. ndax wax dëgg yàlla ñu bari waxee rek maanaam da ngay leeral lu bari ci message bi nga xam ne mooy bu l'islam te Sëñ Tuuba ñëw ngir yeesal ko ci tajdid boobu nga doon wax. benn bi la rek message islam moom amul ñaari message, benn message la
te wax dëgg yàlla yaa ngi ci bay sa waar bu baax a baax yàlla yàlla gën laa taxaw pas-pas bii nga am ci sëñ bi nag yàlla na ko gën di dolli ñun ñëpp yàlla na sëriñ bi gën a dëgëral suñu pas-pas ci moom gën ko wowal bu baax a baax a baax suñ Nuuru ñu ngi lay sant bu baax yow itam ci sa Pastef xam naa connexion bi doyoon na waar waaye teewul saa su nekk nga duggaat di feeñal sa yéene ñu ngi lay sant bu baax a baax daanaka boo gisee ni professeur waxee di nga xam ni li nga wax teewlu na ko bu baax a baax te wax dëgg yàlla seetantal na ko bu baax te daanaka boo xoolee li nga indi ak ñi ci def li ñu indi ci la indee moom itam loo xam ne wax dëgg yàlla mën nañ cee jàpp ba beneen yoon incha allah xam naa man noté naa ci yoo xam ni dama koy gën a gëstu ubbi na bunti gëstu yoo xam ne daal te loolu it wax dëgg mooy solos jotaay bi dëgg-dëgg waaw day war a ubbi yeneen yoo xam ni fi mu ne wax nga fi ci égal loo xam ni am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi koy soog a dégg waaye dinañ ko gëstu ji ba xam égal mii mooy kan ak lii mu wax kañ la ko wax ak fu mu ko wax loolu it lu am solo la waaw kon vraiment ñu ngi lay sant bu baax a baax di la masawu coono aussi ak toogaay bi yàgg na di masawu itam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog di ñu bàyyi xel ñi nga xam ne yàlla dogalu ñu man ko it dinañ ko mën a seetaan en replay incha allah Bichri TV di ci def liggéey bu am solo sant bu baax ñëpp ñi nga xam ni doon nañ ko jàllale xanaa di bàyyi sëñ Moustapha mu tàggoo rek bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi incha allah. waaw sëñ Moustapha xam naa nga bay ma rek ma sant ñaari nit rek di sëñ Insa Fall ci taxawaayam ci liggéey bi ndax ba ci biir émission bi sax mi ngi may yónnee ay message di ma jaajëfal taxawaayam dafa yàgg nag dafa yàgg man ak moom aussi dañoo yàgg ci biir France fu ne nag ànd na fa ak man taal na otoom ñu ànd dëkk bu nekk ci France daanaka moom a ko miinal ruq yi nekk ci France yëpp taxaw nañ fa di defi conférence man ak moom donc ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla guddal fanam bu baax a baax waaye di ñaanal télévision bi aussi di Bichri TV di sëñ Madiama di sunu xarit di sunu kóllëre moom tamit yàlla dëgëral ko moom yàlla xam na ni day li ma jàpp ci moom benn baat la mooy ni télé bi da ko def ngir liggéeyal ci Serigne Touba waaye defu ko ngir wut ci alal ngir tu ko ngir def ci leneen ndax am na fu ma jaar ak moom ba xam ci lu bëree bari donc ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko vraiment di ko félicité ci liggéey bu mucc ayib ak jot gi temps beeg lépp lay jël def ko ci kon ñu ngi koy sant waaye di sant nag ñëpp ñoo xamee ñu ngi ñu doon topp ak ñi ñuy toppi suba ak ginnaaw suba ak ñëpp di nga xamee ne ñi émission bi ñor na leen ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye di leen beral nag sëñ Omar ak sëñ Moustapha yéen kenn mënul sant kenn bàyyi leen parce que yéen moom yéen taaral jotaay bi ci question yi ci jokkalante bi waaye tamit ci commentaire yu am solo yi ngeen xamee ni boobaak léegi nag maa ngi leen topp leen defe ni topp mu leen ñaari émission yu jiitu yëpp maa ngi koy topp am yéene aussi toppaat yi nga xamee ni incha allah ñu ngi ñëw ci kanam ndax solo jotaay bi di sant nag tamit sunu invité yi vraiment sëñ Lo maa ngi koy jégaluwaat bu baax a baax sëñ Nourul Amin yow moom xam naa dinañ déggantewaat bu baax a baax sëñ Hassan moom tamit ñu ngi koy ziyaara bu wér a wér di bég ci moom bu baax ak sëñ Moustapha Ndaw ñoom ñëpp xam naa après incha allah danañ déggante bu soobee yàlla gën a échanger te gën a parce que yéen soxla naa leen yéen poètes yi soxla naa leen bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah waaleykum salaam xanaa yàlla bu mu leen ber ci ruq nag wan leen ne poème bi poésie bi sax moo leen ci gën a xarañ macha allah ndax sëñ professeur Galaye ay borom may la macha allah yàlla na suñu borom dolli xéewal yi te gën a ubbi buntu wërsëg yi man li may retenir rek mooy jotaayu poésie waaye jotaayu générosité ndax générosité ci ñi xalaat concept bi générosité ci ñi indi seen poème di ko partager ak nit ñi générosité ci ñu mel ne professeur nga xam te ne on peut dire que son temps il peut l'occuper à mieux mais il nous consacre de son temps pour partager loo xam te ne ëppale nañu ko duñu dolli donc générosité du weesu loolu générosité tamit ci remerciement yi nga def ci Seydina Insa ak sëñ Madiama ci seen disponibilité di def lépp ba pare kenn du leen gis fenn te ñooy def lépp te loolu c'est caractère la de très très grands hommes mooy ñoo xam te ne dañuy def te soxlawuñ cee feeñ
dañuy defuñu pour ñoom tey jii nii dañuy def pour ëllëg et cetera xam naa du ma ci yàgg ndax jotaay bi yàggoon na di sant ñëpp rek di bàyyi sama kilifa Seydina Omar mu tëj jotaay bi ba beneen yoon incha allah rabbi. macha allah jërëjëf sëñ Moustapha sëñ Insa moom ngeen wax de il insiste toujours auprès de moi pour que ñu bañ ko cee tudd waaye dafa am ko wax sànq ni ku wal mburu tudd dëkk wolof ni tàgg bu ne dafa am jàppal diw waaye man idée bi ki ko njëkk a toq sama nopp sëñ Insa Fall la moom ko njëkk a wax waaw ba ma woowee wax ma ko ba fii kon bu ñu naan idée originale moom moo ko am moom nag moo jiite collectif des Mourides de France waaye doomu aadama la itam boo xam ne day xalaat di am ay vision ak i gis-gis yoo xam ne wax dëgg saa su nekk dafay bëgg a jëmmal ngir lu gën a jëme kanam liggéey bi kon vraiment ñu ngi koy sant bu baax a baax donte bëggul bu ko sant sax waaye kon ñu ñaanal ko rek suñ borom gën koo taxaw bu baax a baax ak sëñ Abdoulahad Diom nga xam ne moom it du feeñ fenn waaye lu ngeen fi gisee daanaka ci loxoom la jaar di sant bu baax a baax suñ ma jama itam sant waa Bichri TV yëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci àdduna bi yëpp di leen di daje beneen yoon incha allah ci seen jotaay Projet Mouride di yaakaar rek ni dana demee nii mu demee ñu jàng ci bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. jërëjëf. أستغفر